dalaat leen suñu deuxième partie appartement 221 donc maa ngi doon wax sànq ci wàllum koppar gi millions yi nga tudd sànq. dañ bëgg a xam ndax Ndeye Selbé Linguère dafa am ku nekk ci ginnaawam financièrement di ko soutenir. waaw dañuy sant yàlla xam nga Sénégal ndeysaan dafa am loo xam ne dañ ko baaxoo te tàmm ko man des fois damay naan gëm nañu suñu bopp mais dafa des parce que sénégalais mënul gis tey Samira bu taxaw am sañ-sañ osé taxawal parti ne damay laaji réew mi bu ko defee rek ñu ne am na ku ne ci gannaaw waa ana yàlla. ay politique dafa métti de. torop. finance dafa laaj financement. mais torop yàlla bay sa tool dëgg yaa ngi nii def bu baax tarkal la. waaw mais xam nga bu fekkee ne yow ba nga nekkee ndaw ca nañ la yaree. éducation bañ la jox. xamoo lu dul liggéey xamoo lu dul ñaq bokk ko ak sab njaboot bokk ko ak say mbokki dëkkandoo bokk ko ak ñeneen ñi mais kooku bu jógee di laaj réew war naa mën a ne. profession bi lan la. waaw xam nga ñun dañuy jàngale mais Mambay ci biir profession boobu xam nga dafa am li ci gën a neex ñun dañoo jàng ba yor macha allah suñuy diplôme ñu jël diplôme yooyu teg ko fa la ñu dem jàngi métier parce que man Ndeye Selbé Linguère toujours dama mos di wax ni d'accord ma jigéen ji nga xamante ni am na gis-gis ci réewam am na lu mu visé ci réewam toog ci bureau kilim di ko ëpp suba ba ngoon jot pour moom kese su wàccee ñibbi këram ma ne damay dem defi ay formation ya ma ca jot a def yëpp nag ma ne naa ca tànn ñaar yoo xam ne daf maa gën a neex te xale yi tey boo xoolee loolu la ñuy gën a dem defi ma ne naa leen ko dem jàngali. muy lan muy coiffure. d'accord parce que tey jii soo jëlee tey coiffure bi ci mbedd mi ak coiffure yi nga xamante ni moom moo nekk yi nga xam ne au niveau de nos centres nga xam ne ñun dañoo jokk ci ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle nga xam ne ñun li ñuy jàngal suñuy ndaw laataa ñuy dugg ci coiffure dañ leen di jàngal biologie appliquée te biologie appliquée foog naa cuune du ko jàngale. kon dafa am foo xamante ni métier yi te doyalu ma man ci métier maa ngi continuer di jàng ay métier xaw ma ñaata jigéen laa formé man. ñaata jigéen laa formé ci Sénégal. ci métier bi. ñaata jigéen laa formé ci yeneen i métier ndax tey jii duñu jukki yëpp dañuy jukki as tuut rek. da ngay jàng ba war a jàng ba jàng fa nga war a jàngee am say diplôme yor sa diplôme marketing en communication internationale dañoo jàng dañoo dem jàngi xam li ñuy def mais gëm-gëm bi ngi ngay am sa réew gis-gis gi ngay am sa réew moo lay yóbbu ne yow doo toog ci bureau ñun tey bu ñu neexoon tey ndax ñi ngi suñu diplôme comptabilité suñu neexoon tey dem ci banque yi tamit di liggéey ndax dañoo macha allah tubaar fakàlla macha allah dañoo yor suñuy diplôme mais tey ji nga duggoon tey ci banque benn patron nga fay am lan nga jëriñ sa réew ci kayit man ma préféré génn dem di former ay ndaw gu ñu former won la lan mooy yoon te tey ji réew mi loolee la manqué loolu la réew mi manqué. loolu la réew mi manqué moo su ko bu fekkoon am na kon yaakaar naa ne réew mi ndaw yi du ñu dem Barça wala Barça. wala Barça. dinañ fi ñëwaat foofu surtout koppar boobu moom lu ma yittale il faut ñu ñëwaat fii sama mbokkum Tëngéej bi tey jii tey sa doom bu la tàggoon ne day def politique di nga ko bàyyi mu dem. xam nga man dama nekk nit koo xam ni je suis un homme libre parce que gis nga tey dama lay jox benn exemple gis nga tey boo jëmoon jël benn picc nga indi ko sa kër wutal ko vétérinaire di ko jox dugub bu ñu defar ba mu sell di ko defal lépp kaaf gi nga ko def soo koy ubbi muy naaw dem yoonam parce que dafay soxla liberté sama doom bu nee ma dafay def politique dama naan kon demal nga def politique parce que nit il faut nga oser. ci réew mi toll. waaye waxee gi ci réew mi. waaye mais xam nga Sénégal dañu tàmm war gi ñu ci nemmeeku. yenn responsable yi nga xam ne tey dañ naan vert na suba ñu ne rouge na. waaw gis nañ ko fi ci responsable yu bari. waaw amee bëri na fi moom. loolu encouragé na la ba nga war a mën a bàyyi sa doom bi. xam nga doomu aadama tey mun na xam nga nit yàlla rek moo mat yàlla rek moo mat mais doomu aadama matul xam nga tey nit mën na am gis-gis bii yaakaar ni lii mu jàpp lu baax la lii la gëm mu dem ba ci biir situation ñëw mu changé ko c'est que sénégalais dañ ko tuddee waxeet mais des fois am na ay situation xam ne ñoom ñooy tax nga changé parce que nit des fois di nga jël benn décision boo xam ne am na ñu bëri ñoo ci waxtaanaloon ñoo xam ne waxtaanoo ceeg ñoom nga dem ba ci biir nga wax ñu ne waaw mais nga ñëw changer décision ñu ne non dafa waxeet Ablaye Wade kan moo ko xam-xam fii ci réew mi amu fii
dafa am xam-xam ñi fi nekk ñëpp di politique koo fi gis nag muy président de la république ba ci suuf ñëpp moo leen formé mais tudde woon nañ ko fi wax waxet est-ce que comprendre la parce que mébét bi nga xam ni mébét peut-être bi mu amoon bi muy wax di waxet mébét bi mu amoon mooy ñu dolli koy at yeggale li mu bëgg a def est-ce que comprendre na bëgg expliquer mais yàlla dogal na mu am benn xale bu juddu ci keppaaram mu yar ko tey jii peut-être moom bi mu ci tolloo xale bi moo amoon force yi nekk premier ministre am ànd ak moom yor projet yi moo tax gis nga Macky Sall dafa ñëw jël dëkk bi li nga xam ni yëpp moo nekkoon ay projet Ablaye Wade mu def ko et puis mu continuer ko ba pare di créer ay projet di ko inaugurer xam nga man Macky lu ma neex si moom lu mu song da koy inaugurer nekkul fii di wax rek parce que fii ñi fi nekk ñëpp di opposé Macky Sall mas nañ nekk ci pouvoir bi ñëpp nag ay benn wala ñaar ngay gis ñu mosul nekk ci ñëpp a jaar ci pouvoir. mais projet Macky xam nga Sall yëpp centre Abdou Diouf la rek. waaw d'accord non dama waaw d'accord xam nga Abdoulaye Wade la woon. yow mun nga gis loolu mais man mën naa bañ a gis loolu parce que man gis naa ni tey ji toog naa fi benn opposant ni Macky Sall waruloon def arena pour lutte bi. mais kooku il a insulté tous les lutteurs parce que lutteurs yi man booy laa dama yàgg bëgg a làmb te ngeen laa dëkk ñu dañu bëgg a làmb. mbëri dañ doon toog di jooy pour am fu ñuy bëree kooku dem wutal leen fu ñuy bëree yow nga ni da ngay opposé bëgg nguur tax nga di critiquer loolu ni waru ko def gis nga man inondation bi ma dégg gars yi di ko coow fii dama dem Moscou ci deuxième xaw ma troisième puissance mondiale la bokk mu am inondation fépp lay am ci àddina bi yàlla bu ko neexoon fépp inondé ci àddina bi parce que moom ndoxam xam nga nit Sénégal des fois ñun dama la koy wax dafa am loo xam ne dañ koy fooye te c'est grave gis na nit su dee liggéey nga aspirer jël pouvoir parce que pouvoir mën nga xëy suba rek mu tegu sa loxo te di sóor yooyu dafa am solo parce que gis na nit bu dee liggéey nangul liggéeyam dina mu ngi yegg fii mu ngi def lii mu ngi def lii mais man bis moo faloo dinaa def lii dinaa def lii mais waa ji li mu def yëpp dara baaxu loolu amul fenn gis na Sénégal Macky Sall depuis mu falee 2012 ba léegi man dama lay wax bu njëkk ba da doon toog ñu ne moo ni kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti mais léegi ku lijjanti xaalis ñu lijjanti la dëkk bi dama ko doon gis da ngay gis man damay toog nii waykat laa am na ñu may woo téléphone ni ma mais maam góor soo amee benn contrat en France dama bëgg nga boole ci sama benn booy ma fay la 3 millions soo ma koy wax man la non bul ma ko waxati man du ma jaaykatu visa ok day am li ma lex télévision laa koy wax da ngay gis benn escroc jóge fale wut benn booyam ni ko demal nga wutal ma 10 booy bu nekk bu amee 3 millions naa la jox booy bu nekk 250 000 booy 10 booy jox ko ku nekk 3 millions mu fay téléphone am lekk xaalisu booy boo ko defee Macky Sall bu la jàppee da lay tëj. mais Mame Gor yow ni nga xëree ci Macky Sall tamit est-ce que du musique bi moo doxatul. non soxna si. parce que Macky Sall bi xam nga. c'est bien beau non c'est que dañuy waxtaan xam nga da ngeen ma poser question ci politique. man sama musique tabarkalla je joue 2 fois par semaine te fi may jouer démb bi ñuy def conférence de presse dama ko bañ ba parce que man dama xam journaliste yi dañu ko bañ ba dañu indi ki nga xam ni club am fa la ñuy jouer fa laay jouer man. jour bi gën a diis si jour yi laay joué mooy lundi. dama ñëw ni ko ma ne ko ban jour moo gën a dee fii ban jour moo xam ni moo gën a bañ a dox fii mu ne ma lundi dama koy tëj ma ne ko ubbil lundi ma lay defal minimum 3 millions par lundi. da nga wóolu sa public quoi mu ubbil lundi ma koy defal 3 millions par lundi. xool fees dell ma koy gagné day fees dell est-ce que comprendre la bay parce que man j'ai un public boo xam ni public consommateur la amul xam nga fii la plupart dañuy wax xam nga démb comme ni ma la ko waxee rek am na ku ma posé question mu ni ma tey jii yéen boo leen amee di faral benn candidat wala dara seen fans yi dañ lay mere fans boo xam ni booy tëgg soirée da lay ñaan entrée. waaw mais parce que fans yi dama toog dama toog non dama lay fans yooyu amuñu njëriñ. xam nga ban fans xam nga tey jii boo demee États-Unis nga dégg ñu ne benn Jay-Z dafa war a jouer en Argentine dans 2 mois da ngay gis ay fansam yoo xam ni dañuy réserver hôtel 2 mois avant. jënd seen billet 2 mois avant jëndal seen gel jëndal seen i doom yóbbu leen en masse dem foofu mais Sénégal da ngay war a def grand théâtre dama toog barki dem benn kilifa moom ak ñu toog di waxtaan mu ni ma keroog benn waykat dafa ñëw fii mu ne day def grand théâtre mu ne dafa bëggoon pour ma jëndal ko ay ticket yu bari mu may ko ay fansam mais fans boobu ban njëriñ la ko amal fans boobu amul la njëriñ fans boo xam ne booy def grand théâtre da nga koy may billet buy def boo génnee CD dala koy ñaan waa tamit buy def anniversaire ni la defal ma vidéo nga defal ko vidéo fayu non logique waa léegi bu politique di dox
ñun ñu def politique. waaw moom nga def donc da nga bàyyi musique bi dem ci politique ñu bàyyi dama ne ñunu métier xam nga journaliste chaque fois bu la invité daf lay jéem a sërëxal dama lay wax benn affaire yéen vous avez un candidat boo xam ne dafa aspiré jël dëkk bi muy sama xarit Bougane ma koy nuyu de passage. président Bougane waaw non may ma rek ma la non d'accord dama bëgg dafa gëm boppam voilà d'accord moom laa la bëgg expliquer il est jeune il est ambitieux man suma xarit la personnellement c'est mon ami et je le réclame te dëgg la daf ma neex parce que guerrier la dafa osé parce que nit boo nekkee ci dëkk il a créé des emplois jàmbaar la dama la bëgg expliquer mais gis nga tey wax sa mbaaxu waay du tere nga gis mbaaxu keneen gis nga man Macky Sall wax naa la ko encore une fois su ma gisoon barke yonent bi laa la wax su ma gisoon ni dara doxul fii dama koy kaas gis nga fan yii la passé bi ma toogee ñu toog fi ay benn 2 semaines boo xam ne ndox dafa manqué ndox bi waaw mais dama ko kaas kaas nga wax ko ñu def ko ci réseaux sociaux yi def ko fépp mën leen non ki nga xam ni moo yor ndox bi su fekkee ni dafay gêner na mais ñu wut keneen mu jël xam nga yàlla dogal ba affaire yi dem ba changer est-ce que comprendre la bëgg expliquer c'est que nit ki du donc ko faral rek léppam baax na mais dama ni la au moins yéeneen mooy yéene bu bien la parce que tey jii am na lu mu def ci réew mi loo xam ni président yi fi jaar yépp kenn defu ko fii dañu waxante dëgg kenn defu ko fi Abdoulaye Wade am na vision mën na liggéey mais Abdoulaye Wade mooy Macky Sall jeune parce que tey jii Macky il est ambitieux mu ngi liggéey. libéraux rek ñoo fi nekk ba tey Mame Goor Diazaka moom laay dese parce que li mu wax ci fans yi man daf ma xaw a tiqué parce que boo ne am na fans yu nga xam ne am nañu njariñ parce que fans tamit xolam rek la am rawatina fans bu nga xam ne Sénégal la nekk Sénégal gi nga xam ne peut-être ñoom bu ñu xëyee ñenn ñi sa yenn fans yi mën nañ ne bu ñu xëyee lu ñu jëndee ndékki la ñuy wut soirée ba naam dinañ bëgg dem kon faw ñu jéem a am lu ñu koy lijjantee mais fans tam xolam rek la am yow kii moo la daaneel sa collaboratrice xam nga lu tax parce que tey su fekkee ni yow ni nit ki dama ni les choix personnels nit ki moo koy jëlal boppam xam nga man soo ma bëggee damay bëgg à travers ma musique parce que fans bi nga xam ne daf la bëgg pour sa musique moo koy intéressé mais sa life la xam nga américain danaan is my life gis nga sa life nit man sama life amul ku koy conditionné ci àddina bi da ngay am fans mais fans bi mun na ni moom opposition moo ko neex mu dem opposé ji pour yow léegi waykat bi da nga ko war a guider par force pour mu ñëw ànd ak pouvoir non say choix personnel yaa koy jëlal sa bopp man amul benn nit ci àddina boo xam ni moom moo war a mën a dicter ki may àndal non soo bëggee sama musique bëgg ma pour sama musique mais bul ma bëgg parce que yow da nga ma bëgg da nga ma war a conditionner pour ma dem. mais am na métier yoo xam ne boo xasee ba taam moomatoo sa bopp. non dama ni moom sama bopp man du ma métier yooyu de. kon raar métier musique laay def mais moom sama bopp kenn moomu ma xanaa yàlla suñu borom. wax nga ko sànq way bu diglewul yeetewul ay naxaate la loolu mu mel ni kon bëri na ci ay musiciens yi nga xam ne jamono ji doxatuñ si parce que buñ dama daan fàttali ku si mel ni Ousa Diallo bañ na ko buñ ne moo daan fi way président buñ ne la réew mi neex na nax nañu la. mais yow mën nga jël référence yi man maa fi topp man maa way bii exemple non dangay waxal bii audience maa ngi ñëw ci yow. non jëlal exemple ci man mi fi topp Ousa soo ko invité nga waxam waxal Mame Goor maa way bii audience non Ousa toogul fii Mame Goor moo fi topp. ok waxal ba tey ba ñëw ok sama grand la nag j'ai beaucoup de respect pour lui mais man maa toog fii mais bokk nañ foo leen féetee ñaar parce que moom déjà mi ngi doon clash Macky Sall di wax financement am si Khalifa non moom day nuancé rek yenn saa yi mu ne première dame gis nga bërki dem gis naa ñu bind ni Issa nee na première dame bi mooy la première dame du monde moo mën ñëpp xam nga tey xam nga voilà nit da ngay xam nga man dama gis ni xam nga man je mange pas mes mots nit su fekkee da nga far da ngay far soo farul nga ne faruma. ok c'est que man dama sentiroon Mame Goor bi nga xam ne bu njëkk ba da daan dénoncé wala da daan wax li nga xam ne moom. waaw léegi mais fu mu nekk nii wax fa dëgg la. yow léegi loo dénoncé oui ma Mame Mbaye. non c'est pas dénoncer pour dénoncer. dénoncer ak xaste c'est deux choses différentes. non pas xaste man dama ni dénoncer li may dénoncer mooy Macky Sall mu ngi liggéey kuy liggéey fi mu toll nii léegi loo bëgg ñu linger Macky te muy liggéey. Macky mu ngi liggéey da ngay linger. dañ ko bëgg a linger te mu ngi liggéey dëkk bi nag. pas linger non du man da barki démb laa jógee Moscou. fépp chantier la Sénégal fépp chantier la Macky mu ngi liggéey il a créé une nouvelle ville Diamniadio yow Tëngéej nga dëkk. yow yaa gën a xam ni ñun sunu foofu noonu ñu ngi ko tuddee woon Guy Olimé. àll la woon dañ fa doon agressé ay nit. tey jii fi ñu tuddee woon Guy Olimé tey jii ay kër ga fa gën a yomb tey jii boo amul 50 millions doo ko am. il a créé une nouvelle ville man mii di wax ak yow fa laa tabax sama kër te foofu temps yi ma nekkee xale dama ko ragaloon. Tëngéej nga dëkk comme man télévision lañ toog bi ma nekkee xale man foofu dama fa ragaloon. te tey jii ñëpp a ngi rêvé am fa kër
mais Macky moo ko créé il a créé une nouvelle ville gis nga nit ki su liggéeyee da ngay wax liggéey na il faut ngeen arrêter ñu toog si télé bi ah non léegi xam nga Sénégal lan lañ bëgg fekk yaa ngi dingat nguur gi dañ naan guerrier la boo ne waa ji mu ngi liggéey ñu ne traiteur la. non Macky laa faral. am nga si droit day liggéey. non loolu am nga si droit dañ la koy nangul. Ah, dañ la koy nangul. en tant que Mame Gor Diazaka. am nga droit far fu la. c'est le maire. ñu fi nekk ñoom moo leen mën. doo toog si day plateau liggéey bi nag di politique moom c'est non le maire. damay wax c'est le maire pour man li ma gis mu koy def xam nga man. sama koo xam ne yenn candidat yi faxas na leen yóbbu ca kaso. ko sàcc ñu tëj la. Karim Wade mu jël ko aj. ko sàcc ñu jàpp ah ko ñooñu la yow defoo dara. yow mi deful dara yaa ngi nii toog fii di wax sa micro boo paree génn nii jaar nii dem ñibbi Tëngéej ku def dara la ñuy jàpp ku deful dara kenn du la jàkkaarloo yenn candidat yi non non bu génnee jàkkaarloo dama ni man neew ma kenn dafa sàcc dama ni ku def dara ñu jàpp la ku deful dara kenn du la jàpp. kon Khalifa Sall dafa def dara. bu defuloon dara kenn du ko jàpp man si sama gis-gis pour man dafa def dara ku deful dara kenn du la jàpp soxna si day politique kenn jàpp ko kenn jàpp ko mu ngi dóor mbasin bu rafet toog jàpp ñàmburam. après bu paree dem këram taal climatiseur am. dinañ après mais ku def dara ñun la nuuc ñu la tuj ci kaso bi. c'est que Mame Gor bu ñu après ñu logique ah non mais. après ñu laaj ko benn question laa ko bëgg a yaa ngi aspiré pour nekk maire Tëngéej wala. man nit ku ambitieux la. non da ngay nekk tey jii damay nuyu. waaw damay nuyu non je profite de l'occasion pour nuyu suma papa Daouda Niang muy le maire de la ville de Rufisque. xam nga Rufisque c'est une grande ville. ñun ñoo njëkk a civilisé Sénégal ñun la. Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée. bërki démb Tëngéej dafa jumelé ak benn ville bu ñuy wax Nantes en France. keroog bi ñuy dem culturellement man maa représenté Rufisque. mu am ay projets yu bëri yoo xam ne Nantes am na ko pour Rufisque. man maa dem représenté artiste su Tëngéej yëpp. est-ce que comprendre la ba pare man dama nekk doomu Tëngéej ba pare di def biir Tëngéej y a même pas un mois maye naa fa 20 paires maillot les ASC Rufisque Nord yëpp jardin public bi mi nga xam ni Tëngéej fa la ñuy defee défilé fa la ñuy defee jàng yi fa la ñuy defee lépp lumière maa ko fa def kii doomu Tëngéej la. maa fa def lumière dama lay wax lycée Abdoulaye Sadji nga xam ne ñi dàqa jàng ci réew mi fa lañ génnee bi mu yàqoo man maa ko defar ak fonds propre dërëmu kenn dem ci maa ko defar. est-ce que comprendre la daaw may naa les étudiants rufisquois bourse 10 millions pour les étudiants rufisquois man doomu Tëngéej bu am njëriñ laa man du ma doomu Tëngéej yi nga xam ne dañuy dundee waaw non waaw dama lay expliquer waaw intérêt xam lu tax muy intérêt parce que tey jii bu màbbee rey ay doomu Tëngéej samay doom lay rey ak samay jarbaat donc loolu moo tax ma def ko du ma ñu xaar état ci loolu est-ce que comprendre la mais man je respecte ma ville damay tiitaroo Tëngéej non maire Tëngéej dama ni soxna si man waxuma la maire Tëngéej soxna si li mu bëgg xam nga kii dafa am ambitieuse parce que dafa ñëw ni moom dekkul politicien boo xam ne day topp ci ginnaaw kenn di daw di ko topp dafay apprentissage ak Ablaye Wade man mun naa apprenti ak Macky 2024 ma ni pourquoi pas mun naa nekk candidat pour le Sénégal moom affaire am leeragul de. ah non loolu foofu da ngay teg parce que voilà fi mu bëgg a ñëw foofu ñu fekk si kanam ci man fi mu bëgg a ñëw. du Bougane a ngi nii xëy suba teel di 2000 la soxla sama copain. léegi président Bougane. léegi Samira dañuy ñëw ci Linguère arène politique bi. la Linguère. la Linguère ah dañuy ñëw ci Linguère arène politique bi nga nekk ci terrain bu doy waar. politique bi moom mooy li ma laaj sànq ni Mame Gor. gis nañ fi waxeen ji. yenn responsable politique yu kawe. ñu wàcc ba mu jegi nekk si benn débat bas niveau. loolu tiitalu la yow mi nekk soxna nga nekk ci biir arène bi. waaw foofu balaa maa tontu xam nga xel moom day densaay day faay. si la bokk. bi ñuy ubbi sax la ñu waroon a commencer ci vraiment yu metti yi nga xam ne dafa dal jigéen ñi fan yi ci Sénégal. ku ci mel ni Seyda Zeynab Fall. soxna Zeynab Fall. ku ci mel ni Maymouna Sagna. ku ci mel ni aussi l'honorable député Khady Ndiaye. donc fan yi daal metti na lool ci jigéen ñi ci Sénégal. donc loolu sax la ñu waroon a ubbee ñi ngi ñaan nag askan wi ñu jéggal ñu ñi ngi leen di massaw di leen jaal seen mbokk yàlla mi nga xam ne moom mooy jéggale di jëllale it suñu borom yàlla na leen jéggal xare leen àjjana donc pour ñëw sa question dafa metti te da lay tiital ndax xam nga boo nekkee leader nga ne da ngay politique jiitewuloo 5000 personnes jiitewuloo 20000 personnes jiitewuloo 30000 personnes jiitewuloo 40000 personnes tubaar fakal la macha allah li nga jiite kenn xamul lu mu toll
askanu Sénégal bàyyi la xel di la xool mooy li ma doon wax sànq rek ci jikko ji jomb ji tey dignité politique boobu dafa nekk di dañ ci ñiy politique maanaam Mame Mbaye mooy actuellement intérêt personnel bi moo sonnal doomi aadama yi mais aussi dañu nekk ci réew bi nga xamante ni ku nekk ci bopp bi surtout actuellement ki fi nekk mooy Macky Sall son excellence le président Macky Sall daa bëgg lépp lu ñu def rek lépp lu mu def ñu ne ko gongo te loolee mu bëgg sax baaxut ci moom baay bu nekkee cib kër yenn saay kër ga xaw a yëngu day baax ñu woo baay bi ne ko fii baaxut de est-ce que duñ ko defaraat loolu moo baax ci moom nee naa leen nag man opposé wu pour opposé wu tout simplement man Ndeye Selbé Linguère dama ko contre toujours ma wax ko toujours ma ne man du ma d'accord ñu ne Macky Sall bi mu fi toogee léegi deful dara loolu wax ju yàqu la ndax ku ñëw di nga def la ngay def nag ndax bëri na wala bëriwul foofee la wax ji Macky bëgg na xam nga dafay am ay doomi aadama yoo xamante ni yàlla daf leen di def loo xamante ni duñu mënuñoo nekk njiit ñoom deuxième position la ñu mën bu ñu nekkee deuxième position dañuy toj dëkk bi gis nga Macky Sall bi muy nekk premier ministre boo ko waxee sax dañ koy wax ci bi mu nekkee ak Abdoulaye Wade chantier yu bëri ci moom ci la taxawee mais Macky bi muy nekk premier ministre nii la defoon dynamique nii la defoon bëriwul wax dëgg neex yàlla bëriwul wax bëriwul dugg ko génn doon liggéey mu ñëw tey ba yàlla jox ko réew mi foofee nag la am problème dafa tële bëgg na nag léegi ku ne benn daan la fukk de waaw xam nga nag kañ la daan tontu 3 avril ba 3 avril la daan tontu daa bëgg a dee ku bëgg a dee nag wéq ko non maam Ngor nag ba nga xamante ni Mame Mbaye xam nga gëm-gëm dafa am solo moom tey dafa gëm boppam dafa am solo lii xam nga dañoo nekk ci réew mi nga xam ne réewu Sénégal dama ne ñun ñëpp ñoo moom réew mi gis nga jaaykatu këriñ ba ca mbedd ma bu gëmee boppam day dem wallahi lazim bu gëmee boppam day dem te gis nga la ngay am muy doomi dërëm yi nga am di ko jël di ko partager yow bu fekkee da ngay politique comme ni ko Samira waxee sànq politique dafa metti politique mënoo toog benn journée boo xamante ni doo génne doomi dërëm surtout Sénégal fii mënul nekk mais naka nga koy génne ak ci nan nga koy utiliser ndax aussi ñii ànd ak yow dañu war a ànd ak yow waaye aussi dañu war a ànd ak yow ci beneen anam maanaam damay ànd ak tey Ndeye Selbé Linguère ñoo génne benn 5 millions ñoo jox ko groupement de femmes yooyu tey lan la ñuy def séddoo ko ci seen biir mais Ndeye Selbé dimbalewu leen da leen di rey. dëgg la. ñun dafa am ñun lu ñuy politiquer ñi ngi financer suñuy femmes suñuy jeunes ñi ngi leen di jàppale ñi ngi def yenn saa ay conférences yoo xam ay séminaires yoo xam ne di tëju ak suñuy ndaw di leen xamal ne carrément jël gaal gi di dem erreur la. surtout jeunes yi c'est important. parce que gis nga boo jiite woo parce que pour ñu lay tàccu naan yaa fi ne yaa fi mën kenn nekku fi kenn mënu yàlla rek a fi nekk te yàlla rek a mën kon bu la yàlla jëlee jiital la ci kanam taxul nga gën ñeneen ñi kon dañuy déglu dañu war di déglu. tey jii Macky Sall li mu nekk tey ci bopp réew mi taxul mu gën ñeneen ñi dañ koy ñaanal yàlla ndax moom mooy capitaine bateau bi. bu bateau bi diigee ñun ñëpp dañuy diig. looloo tax ñun tey ñuy taxaw di ko naan moytu gis nga barki dem bi mu demee cité damay tooñaale sax sama benn frère ndeysaan apériste la Abdou Salam Touré bi mu posté génnee logement yi dama ko félicité. Féliciter ko au nom des étudiants sénégalais mais surtout particulièrement au nom des étudiants du parti GPTS xam nga lu tax ku ci def dara ci lu baax nañ la ne lii baax na waaye dama ne bu dee fukk ci lu baax Macky Sall benn la ciy def yeneen yëpp dafa doy waar mais nag fu ñu amee occasion ñun pour encourager ko dinañ ko encourager te ku gis barki démb ni mu waxee ak étudiants yi nga xam ne man dama ne kon ñun suñu message Macky Sall mi ngi koy dégg parce que à chaque fois ñun lu ñuy wax Macky Sall mooy réewum Sénégal gi ñu ne doole yoru ko fët yoru ko xoqatal yoru ko ndax nag Sénégal dafa am ay góor yu jàmbaar waaye dafa am ay jigéen ñu jàmbaar ñoo xamante ni ñoo samp Sénégal te li fi ne woon démb ak barki démb ba léegi ñu ngi fi te dama leen di wax toujours naa leen arène politique ku ci xës ba dugg
attends-toi à ce que mi ngi ma naan sax yaa ngi toog sañ si sa mbubu dem tëddi mais man toujours damay bàyyi xel ne ëllëg mën nañu ñëw gaara yóbbu ma parce que dañoo nekk ci réew moo xamante ni kenn warta wax te Sénégal nag bu fekkee ne sa Sénégal la nga juddoo fi yaroo fi màggee fi fekk fi baax di dem di tukki di ñëw di indi say matériel di indi say bagage di jàppale askan wi di jël say alal di jàppale askan wi te kenn nekkul sa gannaaw amul kenn koo xamante ni tele laa toog amul kenn ku nekk ci état ku ne dërëm bi maa ko jox Ndeye Selbé ci parti GPTS. yaay demal sa bopp. yaay demal sa bopp. ci bu leer tele laa toog amul kenn koo xamante ni nekk na ci wetu Macky Sall wala muy Macky Sall ci boppam wala muy soxnaam wala keneen koo xam ne doomi ndeyam la wala mbokk ndeyam yooyu nekk ci biir te nekk ci biir ministère yi te bëri foofu loolu ci biir palais ba macha allah dañ fa bëri ñu amul kenn koo xamante ni am na sañ-sañ taxaw ne Ndeye Selbé Linguère ñoo koy jox doomi dërëm déedéet Ndeye Selbé lu wàcc ci basam moom la moo ko ñàkk li muy taxaw tey di liggéey di former xale amour la bu mu am di ko def ci doomi Sénégal mais du looloo yor Ndeye Selbé mais yaa ngi naan ci loolu yaa ngi naan bu dee juróom benn la ci def fay boobu fan nga xalaat ni fan ci la jógee. waaw xam nga. ci entourage am la wala ci fan la waaw xam nga nag bu ñuy naan entourage am xam naa ne daal ab ndaw la comme j'ai l'habitude de le dire que c'est un jeune né après les indépendances man mi di wax sànni lu ma Macky Sall carte mais toujours ma wax ko ma ne man bokk naa ci ñi nga xamante ni bi ma toogee déglu kàddu Macky Sall. ndax man nag kàddu dafa am solo ci man moo tax toujours damay ñaan suñu borom naan man Ndeye Selbé Linguère lépp lu may génne yàlla na ma ko yàlla tàggatal ba nga xamante ni luy leer la ci man ba nga xamante ni bu ëllëgee duma ci dellu gannaaw man bi ma toogee dégluwaat kàddu Macky Sall te boo leen ko tegaatoon léegi ngeen déglu kàddu Macky Sall 2012 dégluwaat kàddu Macky Sall guddi yi ñu toll ni c'est diamétralement opposé mu tiital ma yaa ngi naan nit ñi dañoo bàyyi dem ci Macky Sall mais ña bàyyi dem ci Macky Sall dafa fekk ne Macky ko jëkke moom waaw Macky ko njëkke dafa am ñu bàyyi xam nga bu fekkee ne réew danga koy waaj a yor nga ne man su ma ñëwee mandat bi 7 ans la dinaa ko def 5 ans wax jooju yemale woo ko ci réew mi Macky Sall def na 7 réunions internationales yoo xamante ne rencontre internationale yoo xamante ne 7 juróom-ñaar fu mu dem yóbbu na fa image yu Sénégal mu neexoon ñu lool nag wax dëgg neex yàlla ndax nag Ndeye Selbé Linguère képp kuy jaay Sénégal rek neex na ko ba foog naa ne bu ñuy fàttaliku Sarkozy mos na taxaw ak moom ne moom lii daf ko jaaxal un président jeune ñëwul yokk mandat mais nee na day wàññi mandat Macky Sall la ko fi waxoon ndax loolu def na ko dige boobu jëlee ko 7 ans indi ko 5 ans mu dikkaat am benn magazine bu ko doon interviewé je pense Jeune Afrique su ma juumul Marwan Ben Yahmed moo ko doon interviewé di ko laaj naan ko est-ce que nan nga gisee famille bi nga xamante ni day ñëw dugg ci biir famille yu président di dugg ci liggéey yu président ci biir réew mi mu ne carrément moom bu ñëwee bu benn famille am yaakaar ci moom pour mu fal ko kàddu Macky Sall la du samay kàddu man Ndeye Selbé Linguère Diouf kàddu Macky Sall la te loolu Marwan Ben Yahmed moo ko posé woon Jeune Afrique bu sama frère yaakaar ci man bu nijaay yaakaar ci man bu cousin yaakaar ci man bu jarbaat yaakaar ci man tey boo duggee biir palais présidentiel nee naa leen léegi amatuñu conseil ministériel conseil de famille la ñu am. et c'est dangereux pour le Sénégal muy diggéem ba tey Mambay ki ñëwaat nee la man su ma ñëwee agence yu bëri yëpp danaa ko dindi ba pare indi ñu benn slogan te laata slogan boobu dafa ne damay ñëw teg une gouvernance sobre et vertueuse du samay kàddu Macky Sall la waa léegi peut-on parler de sobriété dans un état de droit bi nga xam ne day favoriser wala day valoriser le clientélisme politique agence yi mu ne woon du koy dindi yëpp HCCT bu sama maam Ousmane Tanor Dieng avec un budget annuel de 6,5 milliards ban njëriñ la amal Sénégalais yi
donc déception moo la ci da nga ci am déception quoi ci loolu. ci ay diggeem laa leen nekk di wax de loolu ba tey du samay kàddu man yow Samira man ci ay digge laa nekk di wax de digge yi nga xam ne Macky Sall la ko digge woon. c'est que mu dikkaat ci clientélisme politique boobu. andil ñu beneen agence bi nga xamante ni dañ ne commission de protection des données personnelles ban données personnelles lañ fi protéger. xam nga sànq maa ngi wax ci wàllu politique bi te ci digge Macky Sall yooyu loolu yëpp mu digge ko fi du samay kaddu Macky Sall la ndax def na ko Mambay journaliste nga waaye dama lay laaj de ndax def nga ko ndax def na ko. ñuy delloo laaj bi ñi ñuy seetaan. kon nag comme dañuy delloo laaj bi ñu ñuy seetaan te agence yooyu yëpp tey ji mu nekk des agences budgétivores. mu indi ko ci askanu Sénégal fi ñu ne tollu nekk ci Sénégal ñun li ñuy wax mooy dañu koy naan na defaraat toogaayam ñun bu ñu ko sànnilul carte dañoo bokk ci ñi doon nas caq bi di dugal jamaa yeeg di dugal yu foor yi ba takkal ko. kon duñu ko yéene lu bon kon waxuñu pour waxantu dañuy wax ak le peuple sénégalais ñu ñuy déglu mais peuple sénégalais bi ñuy déglu tamit dañoo bëgg ki nga xamante ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi. te ñun ñu gëm ne nag yàlla moo ko teg ci bopp réew mi te it ñu yéene ko ndax yéene ko jàmm mooy suñu jàmm. ñu bëgg nag mu xool taxawaayam xoolaat tooginam changé gis nañ ko nag barki démb ni muy wax ak étudiants yi wax na wax ju daal. foofu sedd na te noonu la war a continuer njiit da ngay sedd njiit day sedd. Samira ñu ngi def si ñu ne kon li si des si waxtu mën a sañ wax ne temps bi xoj nañu waaye nag il faut nag ñu laaj Mame Goor gis nga borom borom PUDC borom tali yi nga xam ne moo nekk ci dëkki kaw gi kooku tey ji DSR ba nee na ay diggéem yu ci bëri yam fa si defoon ñi wax fa dëgg neex yàlla nag diggéey ba fii France daal di xëddeen tey ko ngeen àndal dama lay wax benn affaire xam nga tey jii boo mësoon jëlee benn camion mango nga jëlee ko Gambie pour indi ko Sénégal da ngay ñëw ba Gambie foofu nga taxaw fa camion bi bu fekkee ni benn mango juróomi dërëm nga ko war a jaayee fii bu taxawee ci bac bi 3 jours soo ko indi il faut nga jaayee ko 500 parce que say taxe day yokk Macky Sall dafa ñëw ñu def ko pont mu jàll dama la bëgg a wax soo amee sa famille yow tey seen kër gi nga dëkk am nga rakk am nga mag ba nga waree dugg école da nga dugg ñoom bi ñu waree dugg dañu dugg yow gënoo leen nekk Sénégal mag yi gënul nekk Sénégal ay frère am ak ay sœuram ak ay mbokkam sœuram bu jàng ba am diplôme boo xam ne war nga mën a yor direction wala war nga mën a yor société da nga koy yor Sénégalais mais même bu ko waxee dafa xam nga Sénégalais il faut ñu comprendre dara gis nga nit Sénégalais il faut ñu wax ak le bas peuple gis nga nit boo nekkee président de la République am rakk boo bokkal ndey ak baay gënoo ko nekk Sénégalais Sénégalais la comme yow da ngaa jàng mu jàng su amee diplôme bu tax mu war a mën a yor réew mi day yor réew mi xam nga fii Abdou Diouf bi mu fi nekkee doomam gisoon nañ ko fii Senghor doomam gisoon nañ ko fii Macky Sall dafa am famille ay mbokk ay jabar ay jarbaat ay nit ku ci jàng waa léegi dañuy waa léegi boo nekkee président sa mbokk yëpp ay chômeur lañu war a nekk. mais nag Abdou Diouf Senghor moom wala sœur bu jàng Abdou Diouf Senghor moom doxuñu woon ci loolu non dama lay expliquer. loolu moom oui ma dama lay wax Abdou Diouf sax moom dafa deful dara Sénégal lan la fi def. il n'a rien fait pour le Sénégal. madame Moulin monsieur Forage. c'est le plus mauvais président du Sénégal. deful dara Sénégal amul lu mu fi def. yow koo xam ni yow xamoo sax ndax café dañ koy jaay juróomi dërëm si biti xamu ko woon. dama ni la Sénégal bu ñuy wax président dama ne Abdoulaye Wade moo ñëw xotti tali yi wane yoon bi Abdoulaye Wade nag dafa am lu ko wuteel ak Macky. xam nga Abdoulaye Wade képp koo ko tolloo la ci àddina dañ naan dafa nay parce que Abdoulaye Wade da ngay ñëw nuyu ko mu yëkkati 100 millions may la. Macky Sall nag du jël xaalis. moo fa dëgg neex yàlla borom teraanga non dama lay expliquer. waa léegi Macky Sall du def loolu 2012 yéen a ngi koy fàttaliku fii man mu ngi mel ni tey ci man 2012 da nga daan xëy 8 heures ci suba ba 20 heures doo am courant coupé tul fenn courant léegi fépp la am nag. ndox a ngi non dama lay mais ndox benn semaine la fi manqué ñëwaat na. benn semaine rek la am yaa ngi nii set wecc yaa ngi naan. yaa ngi sant ndox manqué wul de. Sénégalais yi ñoo la gën benn ndox manqué wul ci temps bi. tey jii boo demee France dama ne boo demee France. tubaab bi dañuy jékki-jékki yéeg ci benn étage. xool ba kenn gisu la ñu plongé xaru dee xam nga lan moo tax. parce que seen taxi yi système mu dëkk bi ni muy doxee ñu ne dafa metti dafa cher. dëkk boo gis am na lu ñu manqué am na lu ñu doxle Sénégalais dañu mën di critiquer te duñu joxe argument. xam nga boo faloogul yoroo nguur yoroo oto di ko dawal soo la neexee mën nga toog naan lii mais bilaay Macky il a beaucoup ñun ay gumba wuñu ay jeunes la ñoo ngi Macky mu ngi liggéey dëkk bi.
te dama lay wax gis nga xoolal dama lay wax premier tour mu dóor gars yi ba teg leen tànk. yóbbu leen ardo da leen di dóor ay double 0 virgule gis nga ñi nga gis fii ñuy coow bi ay double 0,0% la ñu. kon ñii daal fu mu nekk da leen di fëgg ba teg leen tànk parce que day liggéey gaañaan bi te bariwul wax. ñi fi nekk gis nga waa ji man tontu de. dama ne non mais xam nga tontu de temps en temps baax na parce que pànk dafa baax ci nit. ñenn gars yi dañoo nam jël man yàlla daf ma boole ñaari affaire man dama nekk Baye Fall juddoo ci dëkku lébu man du ma wax lu billaay waxuma dara loo xam ne dama koy wax pour lu neex Macky Sall mais day liggéey xam nga nit bu dee liggéey dañ koy nangul ñu defal liggéey gars yi dañoo nam jël waaw ñoo koy samiraal ñu ci loon ci wax buur na dañuy jox gars yi rek la Linguère ce mot de la fin. waaw sant yàlla vraiment sant yàlla di ñaan yàlla wàcce jàmm di ñaan aussi ci askanu Sénégal ci ñi ñu ko mën a ñaanal yàlla delloo si waat seen xel ba jomm ji fi maam bàyyi woon mu nekk ci ñoom Sénégal comme ni ma amee habitude di ko wax suñu Sénégal la donc comme suñu Sénégal la te Sénégalu ñëpp la jàmm rek la ñu mën a ñaan encore une fois de plus ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox lengay tey jii ñu nekk ci bopp réew mi nañuy doxal dëgg ki jóg nag dem moom di transhumé cib jikkoom kenn mënu ci dara xëy na loolu la sentir man du ma ŋàññ parce que li may faral di wax ñun suñu parti xamuñu ŋàññ ñun dañuy indi tegal la loo xamante ni mën nga coow nag mën nga wax mais mënoo ko dindi c'est que ñun li ñu lay tegal mënoo ci dindi dara ndax c'est que ñun saay suñuy wax ñun ci gouvernement wu Macky Sall rek du suñuy diir la ñuy génne ñun lu ñuy génne mooy waxu yi nga xamante ni mooy Macky Sall la ko doon wax moo tax ñun lépp lu ñuy wax et puis nee naa leen aussi génération positive taxawu Sénégal du sosalaate amul jot pour di toog di xalaat lan lay waxal beneen wàllu kii nekkaat ci politique bi lu ñaaw mais lépp lu ñuy wax pour njëriñu askan wi la te njëriñ goog nga xam ne moom la ñu visé ci askan wi yàlla na ko yàlla wàcce ci askan wi yàlla defal ñu jàmm defal ko jàmm moom Mame Goor sama frère kontaan naa vraiment tey bokk ak moom plateau bi il est très engagé loolu c'est bien Sénégal ci boppam guddi gi dafa soxla ay doomam mais pas n'importe quel doom nag le Sénégal a besoin de ses dignes fils ñi nga xamante ni saa suñu taxawee ñu xam ne ñii taxaw nañu pour seen réew parce que tey jii li may faral di wax ma ne état buñ koy jël tey dañ koy jël ne garab la tronc bi moom mooy l'état central branche yi moom mooy li nga xam ne moo représenté les communes les localités donc sève bi nga xamante ne mooy sève nourricière biy jaar ci tronc yi mooy dem ba ci kaw génne feuilles yeeg yëpp moo tax li may faral di wax naan nañu agir ensemble bu ñu agiree ensemble ñu liggéeyandoo localement daf ciy baax. mooy xàccindoo dóorandoo loolu nga waa. voilà xàccindoo dóorandoo woote ñu bàyyi la nga joxe kàddu gi. waaw li may def moom mooy di la remercier. le fait que nga jox ñu temps ñu mën ñëw exprimer wu. par rapport ak sunu mouvement bi may profiter ci occasion bi di nuyu tous les musiciens. tous les artistes maa ngi leen di nuyu. di leen encourager ci seen engagement. donc fii nag lépp lu ñu fi wax loo xam ni gars yi dañu jàpp ne jubte liñ ci jublu mooy wax lu baax. parce que weddi du ragal dindi tuuma la. te tamit ku gis nen ni nen a ngi man ñëw ma fii pour tàgg kenn mais su ma gisee loo xam ne war naa ko mun défendre mu nekk lu positif pour le Sénégal dama koy wax xam nga ñëpp a bëgg dem kaw mais suuf mënul ñàkki gaay te ki nekk ci kaw nag mosoo génn ci mbedd mi gis xale yi duñ juum garabu niim niimaa yi xale yi duñ ci sànni xeer xale yi garab yi ñuy sànni xeer mooy garabu mango yeeg garabu gerte tubaab yeeg yooyu Macky il faut muy comprendre ni moo nekk ci kaw moom la ñu dénk les rênes du pays xam nga il faut ñi nga xam yëpp dañu aspirer yor réew du ñu nangoo gis li mu liggéey mais sénégalais yi nga xam ne ñoo yor seen carte war a wote ils sont conscients xam nañ kuy liggéey ak kuy wër di wax il travaille ñoo ngi koy encourager di nuyu Sénégal yi di ñaan nag Sénégal yàlla def fii jàmm di profiter nag ci occasion bi di nuyu mo encore une fois mon ami et frère Mr Bougane sama xarit la de longue date yàgg na franchement et puis il a du mérite parce que quelqu'un boo xam ne man Bougane dama ko xam ci zéro ba mu yegg si fi mu yegg si c'est un battant c'est un guerrier donc nag je profite de l'occasion pour nuyu ko gëm sa bopp
am na solo en tout cas ñun ñoo leen di remercier ci présence bi fii di leen wax ni kontaanoon nañ trop nag ci émission bi vraiment ñaari ndaanaan lañ comme ni koy waxee. waaw di féliciter nag soxna si parce que ñaari loxo ñooy takk tubéy mais ñaar ñooy woddu sër te man j'ai une femme boo xam ne day politique te man dama bëgg jigéen bu am poigne jigéen warul toog rek di xaar. nga yàgg ñu noonu jox ko jigéen dafa war xam nga voilà parce que Sénégal dafa am ay jigéen yoo xam ne ay exemple lañ pour le pays. donc nag tey jii bu ñu amee ay jigéen yu taxaw di aspirer yor réew doon ay femmes yu correct dañ leen war a ñaanal dañ leen war a encourager man maa ngi lay encourager si sa mouvement bi. franchement di la ñaanal tamit xam nga voilà ci parti politique bi voilà c'est une parti politique. maa ngi la siy ñaanal xam nga et puis di la encourager. tey laa lay door a gis. mais franchement moom tamit. day politique day opposé il faut mu wax xam nga karab waaw mais dañuy opposé wu nag mais li ñuy opposé wu lépp dañu koy dimbale. waaw Macky Sall la ñuy dimbale. parce que bu ñu jàppee ne opposition bi noonu la rek day mais xam naa ne bëgg sax moom comme nu mu engagé wu moom il faut mu bàyyi Macky ñëw ci man parce que man gis naa ko sama côté. mais fu mu nekk loolu prolongation moom parti bi dañ koy tëggaat inchallah en tout cas c'était un plaisir pour ce soir di leen jox di daje ba beneen yoon inchallah Mame Mbaye mu ngoog appartement 221 la ñu doon wax ak suñu ñaari gan yi Mame Goor Diazaka borom ànd xàcc Lo mais également Ndeye Selbé Linguère Diouf Linguère u arène politique bi moo ngi nii rendez-vous dans 15 jours lay doon inchallah à très bientôt.